ci biir fan. voilà jërëjëf mbokki Sénégal jërëjëf waa diaspora rawatina yéen ñi safoo di seetaan seen télévision Somo TV. alors tey ñi ngi fi nga xam ne nii mooy Kër Massar ak ànd ak seen télévision Somo TV alors ñu nekk nag tey si benn set setal boo xam ne yaakaar naa yàgg nañ ko préparé ñu ànd seeg waa Kër Massar rawatina ki nga xam ni mooy président Omar Top alors ñu gis ko tey mu yor ratu yor buret yor balet taxaw lu ne mu def ko daana ko tey ci journée bi ñu bëgg xam Omar Top tey lan moo waral tey sa activité ak say zone lu waral loolu. salaamaaleykum waa Kër Massar yëpp ñu ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di leen bëggee. di wax ne rek initiative bi dafa jógee ci son excellence le président de la république mooy Macky Sall donc les amis de Marième Faye Sall ñoom ñoo ñu sollicité wax ne dañu bëgg tey ñu ànd defandoo bés bi nga xamante ne le président de la république daf ko digle pour que ku nekk ci sa gox nga jóg setal foofu pour que environnement bi mën a clean looloo waraloon tey suñu teewaay fii. ok jërëjëf Omar Top dégg nañ kàddu gi ñu gis aussi nga déplacé ba sa gox bi nga xam ni fa ngay yeewoo ñëw fi nga xam ne ni mooy rond point bi lan moo waral loolu. waaw li waral loolu rek mooy dañu bëgg seetal dëkk bi parce que commune bi waruñu xaar sax ba ñuy président di ñuy wax nañ seetal suñu commune parce que ñun ñoo fi dëkk ñun ñoo war a xool environnement bi lu mu laaj ñu jox ko donc mairie bi comme que boobu ba léegi moom defu fi li nga xamante ne moom mooy liggéeyam. parce que lii nit ñi di def population yi def ñoom ñoo ci waroon a jiitu donc comme que jiitu wuñ ci nag ba président moom gis ne que li ñu war a def defuñu ko mu santaane ko moom moo waral suñ teewaay fii pour matale loolu seetal dëkk bi pour que nit ñi au moins ñu am benn cadre de vie meilleur. voilà effectivement dégg nañu ko wax ni mairie bi li mu war a def defu ko ndax looloo tax nga ñëw samp sa mbooloo fi nga xam ni mooy zone 54 bi nga xam ni fi la waa mairie daje tey pour bale ñu gis nga fës loolu yow ak sa mbooloo. waaw bien sûr parce que xam nga li ñuy bañ mooy ñoom ñuy mbubboo ne ñoom ñoo defar ñoom ñoo seetal Kër Massar parce que waruñu woon xaar tey ba président digle pour ñu ñoom ñu jóg pour seetal dëkk bi dañoo waroon a jiitu ci loolu bien avant di def ay opération clean day comme ni ko président santaane waruñu xaar ba président wax ko ñoom ñu jóg donc raison pour laquelle mooy ñu ñëw fii tey ci rond point bi terminus 54 pour wan population bi ne ñun ñi ngi ci biir terrain bi di liggéey pour ñoom pour gox bi donc du fii rek nag lañ yem am nañ suñ yeneen équipe yu nekk ci yeneen point yi bu soobee yàlla suñu paree fii dinañ dem foofu ñu gisee ak ñoom continuer ak liggéey bi incha allah. jëf rek jëf li Cheikh Ibra Fall waxoon mu ne yàlla du fay wax bàyyi jëf parce que ñun jëf rek la ñuy def yaa ngi dégg nekkuñu fi nag pour di polémiquer di wax quoi que ce soit président kuy liggéey la wax. dafa wax nañ wàcc ci terrain bi jege population yi jàppale leen ñun nag ci loolu lañ nekk. du question man président bu ma joxee récépissé bu ma jox récépissé damay jël mairie bi voilà loolu mu leer. acca ñu gis nga ànd ak ay responsable comme ku ci mel ne comme kan ak kan nga mën a maanaam su tey remercier tey. non maa ngi remercier mooy Mangone donc di remercier Mame Thierno moom mooy le coordinateur. des amis de Marième Faye Sall section Kër Massar Mangone moom mooy coordinateur Morek donc ak Adja Fat Lay donc ak délégation bi ñuy àndal ñoom ñëpp les amis de Marième Faye Sall ñëw fii ànd ak ñun ci liggéey bi vraiment rafetlu nañ ko rafetlu nañ tamit seen taxawaay ndax man mii di wax ak ñoom ñoo ma jiitu fii ci lieu yi pour commencer liggéey bi dama ñëw rek gunge leen ànd ak ñoom ci liggéey bi. ci bëgg xam ndax pare nga wala pare ko da ngay continuer ak ñoom wala da ngay dellu léegi. non man fii laay yendu tey bu soobee yàlla tey ñun ñëpp fii la ñuy yendu def clean day xam nga matale suñu mission pour tey ñu xaaraat ba le 1er mars ñu defaat beneen incha allah di leen wax rek ne nañu sensibiliser ñëpp ñi nga xamante ne par exemple ñi ngi dëkk ci gox-goxaan yi nga xam dañu reculer wax leen ne que ñun ñi ngi seen ginnaaw. te lépp li ngeen xamante ne ñoom soxla nañ ko te yaakaar na ne ñun war nañ leen ci mën a jàppale ñun la porte est grandement ouverte
pour que ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan ci xool yan solution la ñuy trouver parce que comme que mairie bi moom deful liggéeyam ñun ñu jël initiative def liggéeyu maire bi voilà loolu la. di la wax aussi tey da nga gis aussi yaa ngi xëy sol sa jaune bind si Moré Kër Massar. acca lan moo xew tey exact. waaw li xew tey moo nekk ne dafa am loo xam ne son excellence monsieur Macky Sall moo ko instruire te mu nekk le cleaning day nekk chaque mois samedi ba ca njëkk. dafa ne ñu ñëpp nañu dellu ci base bi def set setal nous nag ñu ñëw en tant que l'Alliance nationale des amis de Marième Faye Sall ànd ak nag jàmbaaru fàq tëdd boo xam ne booy seet gox di seet jàmbaar boo ñëwee ci moom da ngay taxaw suñu frère toog nekk koo xam ne wax dëgg yàlla ràññee nañ ko ci ngor ga ràññee ko ci liggéey bi ràññee ko ci jàppale la population donc l'Alliance nationale des amis de Marième Faye Sall bu ñuy seet di lëkkaloo ut partenaire bu mel ni moom dañuy wax ne ñun gàcce nga la ma sant nañ yàlla donc loolu nag moo ñu fi andi tey le choix de Kër Massar n'est pas gratuit parce que booy seet Kër Massar est la première coordination à être montée officiellement ci biir Alliance nationale des amis de Marième Faye Sall ñu ñëw nag ñëw dal ci moom dañuy wax ne ñun daal sant nañ yàlla bu baax a baax te c'est un acte boo xam ne c'est à pérenniser quand même parce que au-delà des clivages que ça soit social que ça soit religieux et même politique bés bi nga xam ne son excellence da ko instruire daf ñu war a yëkkati donc ku nekk daal war nga cee gis sa bopp donc ñun daal ñu ngi koy jaajëfal di kontaan bu baax a baax ci appui bi mu ñu jox. ñu gis nga ànd ak say délégation. waaw ci mel ne comme kan ak kan. waaw maa ngi ànd nag je dis que toutes les coordinations des 14 régions sont représentées même bu dee kenn moo fa jóge sax ñëw nañ te ci bureau bi aussi ñëw nañ parce que j'ai le CC qui est le chargé de la communication bu alliance ñëw na fi le vice-président de l'alliance Mame Thierno Ngom est là la trésorière générale de l'alliance est là le coordonnateur de Fatick est là donc suñu frère Abdou Diouf qui est aussi un cadre boo xam ne mu ngi ci biir alliance mu ngi fi ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi fi vraiment ñëw prêter main forte ñi nga xam ne ñoo nekk la coordination de Mbour de Kër Massar mënuñu lu gërëm di leen sant. jërëjëf bëggoon nañu xam Omar Top ban at ngeen tàmbali liggéey. Omar Top kooku moom wax dëgg yàlla du ñu naan petit ba grand. waaw moom la ñu nekk ak moom. waaw moom dafa yàgg a jàpp ci combat bi te bàyyiwul benn yoon avant alliance di juddu sax dafa amante ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir alliance donc cerise sur le gâteau mooy bi nga xam ne formalisé nañ li nga xam ne moo nekk alliance mu ñëw jàpp ci moo rek sant nañ ko gërëm nañ ko daal maanaam. waaw li xew daal mooy li ñëpp wax rek di def li président de la république digle maanaam cleaning day setal dëkk bi waa ñun nag ñu ñëw ñun waa alliance nationale des amis de Marième Faye Sall waa ànd ak le président Omar Top waa ñëw nag fekk waa Morek yëpp génn jàpp ci ñun tam ñu nekk ci waa bëgg dëkk bi set rek macha allah bëgg dëkk bi set rek waaw. conseil bi lan la ci président. waaw conseil bi daal mooy li président bëgg daal mooy bu mu yem ci benn fan. nañu nettoyer mu set ñu continuer di ko maintenir muy set. waaw toujours propre. voilà léegi di def même su nekkee sax ñëpp ñëwuñu nit ñi mën di génn tous les jours. di nettoyer seen dëkk ak seen buntu kër yi ak seen biir kër yi su ko defee dëkk bi day set rek waaw comme ni ko président bëggee. conseil bi lan la ci ñi nga àndal maanaam tey fii foo sànni battu defe naa mu tàkk. waaw ne leen góorgóorlu leen rek na set wecc rek na set wecc rek waaw man daal loolu laay wax. acca kon ñoo ko déggandoo na set wecc acca kon ñu daal di jëlaat beneen élément rapidement temps baa ngi ñuy waajal xooj bisimilah sëñ bi. damay commencer présenter wu ba pare. man maay Souleymane Lo. nekk coordonnateur de la région de Fatick tey nag dama fi teew en tant que koo xam ne mooy représenter tous les coordonnateurs parce que comme ni ñu leen ko waxee 14 régions yëpp foo dem rek alliance am na fa ay coordonnateurs léegi Omar Top bi nag kii suñu partenaire la fii ci Kër Massar donc tey moom comme ni mu la ko waxee partenaire la ci Omar Top voilà alliance ak Omar Top ñoom ñoo lëkkaloo vraiment pour di dox ci li nga xam ne moom la président santaane mu nekk nañu setal dëkk bi voilà. ci biir loolu ñu gis aussi boobu ba léegi yaa ngi yore peel ànd ak président di xoos bi ba méttiwul. non méttiwul en réalité booy def li nga xam ne moo la war booy def loo xam ne aussi bu sottee sa dëkk mooy gën a rafet bu sottee sa wér-gu-yaram mooy gën a yokku donc mënoo ci gis coono bànneex la rek soo xoolee ñi fi nekk ñëpp dañoo kontaan voilà fii daal. bànneex xéwal rek moo fi nekk kenn sonnul. conseil bi lan la ci président Omar Top. waaw conseil bi daal mooy moom fi mu jàpp daal bu mu ko bàyyi foofu la il faut être auprès des populations moom mu ngi auprès des populations donc fi mu jàpp daal bu mu ko bàyyi na jàpp rek mu dëgër. yàlla dina yaakaar nga mu jël maire. non loolu dafa nekk ba pare. loolu dafa nekk ba pare parce que nag léegi population yi dofatuñu de ku leen amal njëriñ xam nañ ko bu baax a baax a baax kii amal na leen njëriñ donc yàlla. bu defee lu gën dina jot affaire yi
très clairement. Très clairement. fàttali ñu tur bi sëñ bi. Souleymane Lo dëkk Fatick nekk coordonnateur région bu Fatick teewal fi tous les coordonnateurs des 14 régions du Sénégal ak de la diaspora. jërëjëf voilà jërëjëf. merci. voilà jërë ngeen jëf mbokk yi kon ñoo ko gisandoo yéen a ngi àndoon ak seen soppe seen xarit seen télévision Somo TV alors gis ngeen ko comme ni ko Omar Top président waxee ak ñi nga xam ne ñooy ay naataangoom yi nga xam ne ñoom la ñu àndal. acca kon dañuy daal di continuer suñu activité rek defe naa pareeguñu war nañu setal ba egg sama biir kër Somo TV dañ fa war a dugg Omar Top nee na mi ngi ñëw léegi pour setal Somo TV acca kon ñu compagnie leen système benn. loolu reewande la xel ñëw wàcc ci terrain bi def li nga xamante ne loolu laa mën ci suma kattan donc loolu moom moo indi fii ci politique loolu moom moo dugal ci politique donc bi ñu ñëwee nag ak Kër Massar ñu xool ci yan fànn la ñu war a mën a dimbale la population ñu ne woon nañ créer le mouvement MOREC mooy le mouvement pour la rénovation et l'émergence de Kër Massar donc bi ñu ko créer ñu commencé def ay activités donc activités yi ñu fi njëkk a def fii mi ngi ci Médina Gana Sarr mooy la route de 1 kilomètre bi nekk foofu donc dañu waxoon ne foofu jéggi siraat la donc man je comprenais pas lan mooy jéggi siraat après le lendemain ma dem réunion lañ nekkoon benn femme wax ne dafa guddi parce que moom jéggi siraat la dëkk parce que foofu kenn mënu fa jaar bon le lendemain ma jóg sol suma dàll dem foofu sur place ma ne léegi dama bëgg ñu wan ma jéggi siraat mooy lan donc bi ma demee ci population bi dem ci délégué yi ñoom ils m'ont fait comprendre que fii oto mënul dugg ba ci biir te population yi ñu ngi ci biir te bu ñu amee néew dañ koy teg ci charrette suñu amee malade xam nga chef de quartier bi mu ne man dama boot ba sonn donc ma ne ko ah ñun de dinañ ci def suñu kent lay kattan dañ ciy waslu suñu àq donc le lendemain ñu indi foofu ay camion grava ñu defal leen tali boobu ba nga xam ne c'est accessible actuellement clando yi ñu ngi dugg ba ci biir di yóbbu nit ñi di dem di ñëw donc yeneen action yi ñu fa def mooy jël nañ fi juróom-ñaari imam dont imaamu Médina Gana Sarr Alaaji Paate et cetera yóbbu nañ leen màkk donc Alaaji Paate aussi seen morgue bi defar nañ ko yoon bi nga xamante ne moom moo jëm ci morgue bi yoon boobu aussi c'était impraticable parce que ndox bi da ko nangu woon donc ñoom ñu ne def nañ ay sitting ba sonn dem nañ ci maire nangu ko defar ak yooyu donc ils m'ont sollicité man aussi j'ai fait la même chose dem foofu jàppale leen ñu defar yoon bi indi ay camion ñu sëq foofu ba kër yi nga xamante ne ñi ngi nekkoon ci environnement bi ñoom ñëpp amatuñ sax ndox parce que gravats yi jël na ndox mi nga xamante ne moom moo fa nekkoon donc Alaaji Paate aussi seen beneen morgue bi nekk ci jàkk bi aussi defar nañ leen ko case de tout petit non kii case de zone de recasement def nañ fa tamit ay climatiseur Sotrac def nañ fa ay climatiseur faj nañ fi ay mag yoo xam ne dañu amoon ay cataracte xam nga faj nañ fi tamit ay xale jàppale nañ daal def nañ daal ay œuvre de bienfaisance yoo xam ne vraiment c'est considérable par rapport ak ñun suñu situation mooy que amuñu benn ndombal tànk boo xam ne état moo ñu ko jox donc loolu nag su ma poste laa koy jëlee te ma am vision ci Kër Massar am vision ci population yi wax ne tey jii nii bu yàlla defoon tey ba ñu jëloon la maire de Kër Massar
donc laa fi dina gën a firéexu donc dinañ mën a am yenn moyens yi nga xamante ne dinañ mën a def li ñu bëgg a def jàppale la population pour que ñoom ñu mën a am satisfaction. Par exemple dëkk ci gox ba pare amoo accès ci dara loolu dafa metti yaa ngi dégg parce que boo xoolee fii maa ngi gis école bi amul sax mur donc te loolu vraiment maire yi waroon na mën a taxaw pour mën a jàppale leen ñu tabax fi mur pour ne serait-ce que la sécurité des enfants am ak yeneen yu may gis fii xam nga mbalit yi fii donc dafa bëri ay aspects yoo xam ne tey dañ ci war a waxtaan xool yan solution lañ koy trouver. Donc puisque occasion baa ngi waaj a présenté wu mooy les élections locales yi nga xamante ne mi ngi ñëw en 2021 donc ñu profité wu ci aussi di lancer suñu mouvement pour sa candidature pour dem aux élections locales pour briguer ce mandat là pour jàppale tamit la population. Donc loolu moo doon ñun suñu yéene ci Kër Massar donc am nañ yeneen yoo xam ne vraiment am nañ mbébét pour def ko mais dañuy doxee ci emploi du temps parce que mënuñu defandoo lépp yàlla rek moom moo mën def lépp mais nañ def petit à petit pas à pas ba nga xamante ne tey la majeure partie des problèmes yi nga xamante ne nit ñi ñu ngi koy jànkonte yoo xam ne c'est accessible à notre faveur ñun ñu ngi koy dox di ko def. Donc li ci des nag donc ay projet la yoo xam ne ñu ngi ko teg bu yàlla defee tey ñu jël mairie bi dañ koy concrétiser donc on a des partenaires yoo xam ne ils sont prêts pour jàppale ñu mais il faut pas faire venir ñëw fii jàppale ñu donc il faut pas parce que su ñu ñëwee il faut approbation de la mairie te actuellement la mairie bon du ñu approuver dara donc raison pour laquelle yooyu yëpp dafa bloqué donc ñuy ñaan ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk te ñu am dégg-dégg ñu xamee ne affaire bi noonu lañ ko mbébétee pour yàlla dimbali ñu eggali suñu yéene mottali suñu yéene ci Kër Massar donc su fekkee ne dafa am ay questions yoo leen ma bëgg a poser waaw man maa ngi leen di déglu bismillah. Coordinateur mosquée unité 11 bii ñu daaneel dama am problème grava tàppe naa fu nekk nag pour jot ko pour ñu dindal ma grava bi au moins enlever ma ko defal ma ko ci alentour école bi parce que dañu am setal bu ñuy defal xale yi gravaay boobu mënuñu koo kii mënuma koo yóbbu dem naa mairie def naa lu nekk amaguma loolu ma yónnee woon si yow may déglu nag sa tontu ba léegi si par intermédiaire la yaa sew waaw yaakaar naa gis nga message bee gis nga lépp di la ñaanal tamit aussi nga li nga def si gox bi te falagoo ah nga jëm ñu ko defal ñu tamit soo ñu ko defalee ah ñun de ay mag lañu mën nañoo wax mën nañoo jëf voilà ku ñu defal nag ñu defal la ku ñu deful la duñu la defal dara voilà parce que ñun façon bu nekk ñu ngi koy liggéey 20 ans ñu ngi dëkkandoo fii lépp ñun ñoo ko defal suñu bopp mais du maire du dara am na yeneen sax du ma fa egg kon donc mooy autorité am naa droit bind ko bind naa ko ba léegi affaire bi amul sens kon nag futur monsieur le maire ñu ngi ñaan ñu ngi lay ñaanal aussi ñu ngi lay ñaan aussi suñu doléance boobu nga def ko sa problème parce que jàkk la ñu bëgg parce que 20 ans jàkk ji dañ ko nekk mu nekk ruine nekk danger public ma fexe ba dindi ko par intermédiaire mbooloo mi parce que ñoo ma faloon ma tapé toutes les portes ba ñu dindil ma ko garawaay baa ngi noonu nag mu ngi noonu soo génnee moom ngay jàkkaarloo kon donc loolu maa ngi la koy souhaité di la ñaanal aussi yàgg seen mbooloo ñun doom ay mbooloo la ñu voilà ñun ku ñu jàppale ñu jàpp la voilà jërëjëf. di la remercier di la ziar ñu amoon quelques questions rek au niveau de l'unité 11 vu que tu es un responsable politique et que da nga am ambition pour la mairie ñun fii on a des problèmes en tant que candidat responsable lan nga ñu mënal ci suñu problème yooyu lu demee ni ci école bi jàkka ji mais aussi tamit inondation yi nga xam ne sonal nañu et que espace vert yi ñu am tout ça bëggoon nañu ku ñu ci jàppale en tant que responsable tey nga taxaw fii ñun ñu am occasion
mën a solliciter ñu la doon laaj yooyu noonu nga xam ne suñuy problème lañ lan nga ñu ci mën a et que boo jëlee mairie aussi tamit et que lan mooy doon place unité 11 ci sa liggéey ci mairie jërëjëf. waar muy Léa Sow muy jigéen boo xam ni macha allah dañuy wax jigéen bu mën góor mais taxawaayam daal rafetlu nañ ko. route bii tey jii bu accessible si kàttanu suñu borom moom ak ñi mu àndal ñoom ñoo tax ba mu accessible ñun nag li ñuy wax yàlla rek lañ koy seddal te defe naa ni booy ragal yàlla ngay ragal booy yaakaar aussi suñu borom ngay yaakaar ñun suñu borom rek lañu yaakaar ba tax na képp ku ñëw dinañ la déglu ak discours boo ñëwee dinañ la déglu c'est vrai que nag dafa yàgg di am ay nit ñoo xam ne dañuy ñëw dafa ay engagement yu bare mais bés bu ñu leen falee dootuñu leen gis am na sax ay engagement yoo xam ni ñun dinañu xam di kii nekkul ci compétence wala possibilité nit ki mais toujours rek nit ki bu nee dinaa def lii wala lii dinaa ci engagé wu ah dañ naan rek ñun nag suñu problème gars yi wax nañ ko suñu problème bu njëkk mooy école bi léegi rek maa ngi tooñ directeur naan que nañu lancé un sac de ciment un parent d'élève pour la clôture de l'école loolu bëgg nañu ko ci dimbali. Problème mu inondation bi moom c'est vrai que c'est les compétences de l'État kooku même maire bi mënu ci dara mais nag aussi am na ñoo xam ni ils sont dans les eaux ku leen dimbale aussi ñu jël. Problème mu notre route là qui est ensablée route bi c'est que presque ce n'est plus praticable loolu aussi waa 54 bi am nañ ci problème. jëwriñ wax na léegi problème mu jàkka ji nga xam ni toj nañ ko ba pare gravats bi. Même pour toj ko population yi ñoo cotiser bëgg nañu gravats bi aussi ku ñu ko évacuer léegi nag ki gën ci Kër Massar daal la ñuy ñaan suñu borom yàlla na ko suñu borom jox koo xam ne bu ñëwee Kër Massar dina jëm kanam yàlla nañ ko suñu borom joxal waaw vraiment ñu leen di remercier ñi nga àndal ñëpp waaw salaam